nguur gee passé ba ñu accès ci jël réew mi ña nga xam ni ñoo ko jël ba ñu ñëwee ba xool moyens yi nga xam ni moom la fi Abdou Diouf bàyyi dañuy léegi kat lu ñu bëgg def dañ ko def kon yéen ba xam lan moo fi nekk nga mën nag évaluer léegi man li nga xam ni moom laa bindoon ndax ak lii dinaa ko mën di eggale wala damay wuti leneen lu ma ci dolli pour que loolu ma xam ne mooy plan bi nga xam ne moom laa dëgmal mu mën koy yeggale. comme léegi jàngalekat bi. waaw suñ ko dugalee centre de formation mu fi formé ba pare su jógee foofu du duggee classe bi léeg-léeg day dugg classe bi fekk ni ñu ko doon formé ak ab voilà loolu yëpp da ci une capacité d'adaptation. mais lii ñu bind nii mooy bu ñu ma joxee plan li ñu jàpp mooy bu ñu ma joxee programme candidat bi jox ma programme dama ko jël si misaal loolu parce que moom la ñu jël lii lañ koy pour ñun saytoo suñ koy lire dañuy xool est-ce que am na comprendre la mission. li mu bind est-ce que mën nañ si gis ne comprendre la mission. est-ce que war nañu ne moom si yan valeur lay sukkandiku dégg naa démb si télé bi yaa bëri démb am ko wax ne man xool naa candidat yi mais gisuma si affaire daara parce que kooku dafa jàpp ne valeur islamique yi war na feeñ parce que pays musulman la ñu nekk ñu si ëpp ay jullit lañu valeur yooyu war na feeñ gisuma ko si loolu sax ku si nekk di ngay liire mais dañuy jox grille d'évaluation yi ñaan maanaam nooy natte mbir mi ñetteel bi mooy ñun dañuy xool est-ce que kii comprendre na environnement Sénégal loolu la ñuy wax soo xoolee nag ñi nekkoon si biir nguur gi souvent ñooy gën a comprendre ku bees mais aussi gis nañ ne day dem ba finalement moo tax ñu naan expérience est-ce que am na expérience bi est-ce que bu mbir mi amee menaces yi dina mën a ko déggu est-ce que dina mën a am loolu mooy gis nañu ne est-ce que def na une analyse de la situation est-ce que analyse bii mu def ci situation bi est-ce que méngoo na ak ñëpp ñetteel bi nag mooy fi ñuy faral di wax mooy bu ñu laaj ci détail nan nga koy doxalee nangam kii bii 1 franc 2 franc nii la bii laay jël def nii waaye plan bi est-ce que plan bii ñu ma tegal nii nuru na lu yanu maanaam ci gis-gis ci dans ces grandes lignes ci yoonam yu mag yi est-ce que méngoo na est-ce que lii jaar na yoon ku ma ne man damay jóg dem Dakar damaa bëgg balaa tàkkusaan incha allah ma yegg Dakar war naa mën a xool ban heure nga jóg lan nga dugg oto nga dugg wala da ngay dox wala da ngaa dugg saxaar wala da ngaa dugg camion su ma demee ba midi su ma xamee fi nga yem mën naa commencer ñaaw njort wala mën naa waaye boo ma tracé les plans ah damay jóg 6 heures su ma jullee fajar rek génn incha allah dem garage damaa bëgg jël oto mën naa am yaakaar ne di nga egg waaw boobu noonu la ñu xool fii noonu la ñu xoolee waaye pour ma xam nag ni nga koy doxalee si biir yi loolu nag boo ko bàyyi la nga voilà loolu mooy cohérence bi moom lañ ñun moom la ñuy xoolee plan bi nga ñu programme bi nga jox am na maanaam wala amul maanaam moom mooy la cohérence de ton plan d'action bu amul nag moom dañuy jàpp ne yow moom da ngay wax rek ah bëgg naa lii man dinaa tëb jullit waaye gis nañu aussi am na jullit yoo xam ne ñu ngi def loo xam ne lii ñu ngi faagaagal seen moroomu jullit où est la valeur fan la valeur bi donc foog nga wax ma aussi gën ma xóotal mbir mi pour que ma gën a mën a jàpp ne yaa ngi si mbir moom. li ma gën a wax rek moo di kuy analyser programme yi dañuy dem si peuple bi ñu soumettre leen mais plan d'action yi kan lañ koy soumettre représentant peuple bi mooy assemblée est-ce que nit ñi daan yegg nañ ci comprendre kan yi choisir lan mooy rôle parce que plan d'action yi assemblée nationale lañ koy yóbbu indi moyens yëpp alors que yow mi ngi soumettoon nu mu tudd programme bi amatoo benn emprise ci plan d'action bi que le représenté moo ci mën a at
donc bu ñuy choisir ña dem Assemblée nationale man je pense que choix bi foofu la war a gën a porter que xool bu baax ñi ñuy envoyé lool est-ce que daanu topp programme ba ñu waxoon est-ce que c'est cohérent par rapport à plan d'action mais malheureusement peuple bi ñu bëri comprendre lu ko noonu. dañuy ngeen baal ma bëri mais dañuy lëndëmal nit ñi du ko leeralee nit ki ni man ki may am envoyé Assemblée nationale kat waru mën naa envoyé n'importe qui. parce que warul nekk mbas warul koo xam ni am na xam-xam bi mën a saytu plan d'action bi mais malheureusement nag léegi pare lañ def nga jàng ak nga ñàkk jàng ak nga nar a béykat yi seen yàlla ko ci jégal macha allah mais daal leeralul nit ñi ni seen représentants yi ñooy saytu plan d'action ñi nga xam bëriwul de. léegi nag buñ ko méngalee. maa ngi leen di fàttali nag ni genn wàllu waxtu yi dem na. léegi bu ñu ko méngalee ak association nag benn si association des imams et oulémas du Sénégal léegi lii fan lañ koy fekk xam nga wax nañu fee si programme lañ koy fekk ñii ne après si politique bi muy defar si après si représentant assemblée nationale mu war a def nii waaye léegi nag bu dee association des imams et oulémas c'est la structuration. fii léegi fii fan lañu fekk nii. doo ko lire mission bi déjà. mais bu njëkk bi mooy suñu taxawaay si lan lañu bëgg a yëngu lan mooy suñu mission statut lañ koy fekk si statut bi lañ ko war a fekk faram-fàccee ko si règlement intérieur mais si statut lañ ko fekk statut bu ku lire statut AMM war na mën a xam loolu parce que statut bi nga war a lire pour xam fii dama fi bokk xam du ma fii ñaareel bi valeur yi est-ce que dañ koy fekk si statut wala dañ ko fekk si statut si statut mën na day nekk si ça si statut maanaam këyit bi nga xam mooy këyit juddu association kon waru nekk lu ñu copier rek kenn lii nga defoon man ma def noonu. ngeen ko war a waxtaane ba xam lii mooy ñun ci la ñuy tënk. kan moo mën a nekk membre mooy valeur yi. exactement kon gis nañu bu ñuy liiraat suñu statut ak buñ ko yeesal parce que statut aussi dañ koy yeesal nañ ko yeesal du lu ñuy bind rek mu jeex ne comme alxuraan bu kenn du yokk déedéet mën nañ ko yeesal gis ngeen ne nii lañ ko defee woon war nañ ko mën a soppi. ñetteel bi opportunité menace est-ce que dinañ ko fekk si statut bi ko fekk si statut bi moom ak plan d'action yi est-ce que dañ koy fekk si statut bi loolu nag moo tax planification jot ngeen war a xam document de planning di naan plan de développement loolu moo indi parce que li ñuy wax mbëbët tënk ko si statut tax mu yem dafa en coordination générale mën nañ ko gisee nu nekk ku si nekk mën na si am compréhension ku si nekk mën na am nu mu ko gisee maintenant nag pour ñu gën ko leeral yéen it comme policiers yi nga waxuñu affaire programme bi leer amul programme day wax rek yéen it association bi ñaari si mujj opportunité ak menace ak plan d'action dafa war a amaat document boo xam ne maintenant nag boo demee li ngeen bëgg nii dinañ ko mën a gis est-ce que li ngeen ko doxale plan yi ngeen teg méngoo na ak li ngeen bëgg a def loolu moo tax association dafa war a am plan stratégique de développement lan moo tax ñu war a indi plan stratégique de développement plan stratégique de développement planification stratégique moo ñuy gën a gën a wan mooy war suñ ko xoolee lire ce statut lire ce plan da ngaa war a mën a tontu si ñaari laaj yi ñun ñooy kan ak lan la ñu bëgg war na si feeñaat te mu feeñoon si statut est-ce que seen statut ku ko lire mën naa tontu si tontu yi ñaari tontu yi ñun ñooy kan ak lan la ñu bëgg ma bambaat ñun ñooy kan ak lan la ñu bëgg waaw la leer bañ a am benn jiik jaax ku xam ne bii kat kon du sama association ku bëgg a def ay tànn béer ku bëgg a def yeneen du fii laa war a dem waaye bu ñu demee ba bu ñu ko méngale mën naa dugg ba pare ne waaye bii kat ay julli rek dañ may wax wala ay jaamu yàlla ngi institut te man leneen lu safaanoog loolu moom moo nekkoon suma damay bisaar rek kon ñaari laaj yu fondamental moo téye planification stratégique et du ko bàyyi
maintenant nag loolu mooy jeexital mooy ruus si lépp lu ñuy def nit ñooy kan ak lan la ñu bëgg loolu mooy indi fan la ñu jëm fan la ñu toll nan lañ koy defee ak kan lañ koy defee ku ñu mën a àndal ak ku ñu mënta àndal ku mën a nekk membre ku mënta nekk membre loolu yëpp mooy ñun ñooy kan membre lañu ñun ñooy kan te ay nit lañu xam nga bu ñu nee ñun ñooy kan laajatuñu sëñ Sow sëñ Ba laajatuñu sëñ Oumar Wade yow yaay kan déedéet association bi mooy kan te association bi ay lan la ay nit la yu booloo defar seen bopp wala seen bopp. ah waaw. Abbas Sall. li ngay wax ni def benn bu yàgg. woy worofal bu leer. ki foor yaa ji kan fii di fan lii di la. lekkal nit bu ne. baaxul góor gi loolu wax nga ko ki pil di foor yaa ji kan fii di fan lii di la. macha allah léegi nag mu am ay saraxa nag point bu ne nga jël war sara yow jullit bi su leeree ci yow rek nga sax loolu def ko benn bu yàgg da ko war a fa teg te léegi mu ngi tere voilà loolu laay bëgg man mun maa jàng arab quoi waaye dama naan suñu mag yi am na lu ñu parce que si li ñuy bind ak saa yu ñoo ko tekki de mu méngoo tamit damay gis ne li baax si wàllu nasaraan bi tamit li si baax de koy méngoo mën naa am nag jëf yoo li ñu koy jëfandikoo mën a wuute te dafay daal di mooy léegi wax ci léegi stade soog ji la war nga xam léegi parce que lan moom tax jóg membre bu ne war na xam lan la te loolu léerul de léerul de bari léerul loolu nag moo waral ne association boo si bokkee da ngaa war a xam mais dañ laa war a jàngal tamit parce que bu ngeen dul sottante bu ngeen dul waxtaan buñ dul sottante xalaat di ko fàttalante di ko préciser wala boo xoolee si gouvernement bi sax li ñuy wax loi day am dañuy voté assemblée nationale benn këyit mu mel ni leer ñëpp ne d'accord nañ si ñu voté ñu ne d'accord nañ si de waaye bu ñu waree dem di ko jëfeeyoo ñu gis ne encore kii mën nga ko defee nii kii mën ko defee ñu indiwaat di ñaan règlement yaakaar ngeen ñoo def kan moo am na pour droit juriste bu fi nekkoon ana sëñ juriste n'est-ce pas ñu ne la sëñ moom la tubaab di wax hiérarchie des normes léegi mu am règlement aussi mooy tax décret ñëw décret bu dul domaine bi nga xam ne ni dañ ko beral président décret warul mën a nekk loo xam ne nii dafay jalgati wala dafay nekk safaanoo ak loi wala safaanoo ak constitution waaye décret dañuy jël loi ñu def décret d'application maanaam nii lañ ko war a déggee nii lañ ko war a jëfandi mooy décret d'application kon bu ñu suñu yemee rek si nii la ñu war a def am na ñoo xam ne dañu réer parce que bu ñu demee bay jëf duñu xam fu ñuy ñooñu tamit dañ leen war a sax te yaakaar naa loolu mooy prédit aussi dina bokk si maanaam seen liggéey décret boobu bu ñëwee d'application day am ñu wane ne nii lañ ko war a defee nii nga war a def nii nga war a def ñu demaat ba si biir am ñu réer ñu indiwaat préfet wala keneen wala ñu indi circulaire de précision li ñu dégg woon waxe woon ko si tànkam ñu jël ko si loi jël ko si décret am ñu ko doon defee nii di ko defee nii lañ koy defee léegi nii lañ ko war a defee kon donc nit ñi dañu war a wax ak commune yi yooyu yëpp mu nekk ay moyens de communication si biir njaboot bi si biir askan wi si biir suñu dëkk loolu mu sukkandiku si lan mu sukkandiku toujours si ñun ñooy kan bu ñu ko fàtte association lañu ñu ñooy association lan fan mooy suñu jëm waaye fan la ñu bëgg a dem et fi ñu bëgg a dem aussi li ñu bëgg mooy dañ ko tënk si dafa am situation bu ñu nekk ñu bëgg a dem si beneen situation boo xam ne bi boobu mooy bi ñu bëgg fii ñu toll am na bëri na ay rëq-rëq te situation li tubaab yi di wax situation actuelle ak situation désirée ñoom planificateurs yi aussi génn dugal si ay références ak situation de départ mu am tuuti wuute mais bu ñu ko tënkee loo xam ñëpp d'accord nañ ci mooy situation actuelle ak situation désirée te situation désirée maanaam li ñu bëgg
mooy Sénégal bi ñu am tey ak Sénégal bi ñu bëgg souvent dañuy jàpp ne di nekk suñu xel mooy Sénégal bi ñu bëgg moo war a gën Sénégal bi ñu nekk situation Ndar bi ñu nekk ak ñun situation bi association des imams et oulémas li ñu yéene Ndar moo gën li Ndar nekk loolu mooy suñu yaakaar loolu mooy suñu yéene dañoo jàpp ne situation bi Ndar nekk situation bi Sénégal nekk situation bi umma islamique nekk situation bi ñu yéene moom moo gën situation bi ñu nekk léegi nag pour ñu dem ci situation bi ñu nekk dañoo war a wut ay plan ak ay pexe mu tax ñu indi association waaw sëñ moo di ñun ñooy ñan ay nit lañu d'abord ay imam lañu ay borom yi xam-xam lañu waaye ay yonent lañu lu tax ma ni ay nit lañu dañu war a wute ak jëfinu bàyyi may lu tax ma ne ay imam lañu dafa am ñu topp ci suñu gannaaw di ñu dëgg lu tax ma ni borom xam-xam lañu dañu war a gëstu pour indil nit ñi lu tax ma ne ay yonent lañu ndax al ulama warasatul anbiya kon ñoo représenté yàlla ci kaw suuf war a jàllale kàddu yàlla kon ñun imam yi bu ñu demee ba taxawal mbooloo mi nga xam ni daf ñu lënkale ñun ñëpp war nañu xalaat lan lañu bëgg mooy jëlee nit ñi ci yoonu seytaane yóbbu leen ci yoonu suñu borom ndax ñaari yoon yi rek ñoo fi nekk wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an na'budullaha wa yajtanibu taagut sama sëriñ yi fi nekk ñu jéggal ma ci xëy na ñaar nit ma tënk ko rek ci ma dégg ci benn aaya alquran bi yàlla di wax ni wa in min shay'in illa indana xazaa'inu waaye wa ma nunazziluhu illa bi qadrin ma'lum amul dara lu am lu dul man yàlla planifié naa gis ne lu nekk am na fu ma ko teg mais su jotee rek loolu yàlla daal di koy wéy am nañu commission formation par exemple ñoom waroon nañu tey toll fi nga xam ne ñoo ngi saytu ji di ñëw di former ña sa des amul nañu commission communication war nañu di jokkale ak nit ñi pour ñuy communiquer toujours pour sax information yi war a di mën a jàll à temps ainsi de suite ainsi de suite donc yaakaar naa ni formation bi ci ni ñu tàmbalee ni nit ki di planifier ni nit ki di tëggee programme lépp suñu borom jàngal nañ ko ci alxuraan te vraiment damay gàttilu parce que am na lu bare li nga xam ne bi ngay wax mi ngi ci bopp mais ma doy loolu daal incha allah. jërëjëf tur bi naa la gërëm formation parce que war nañu dañuy war a dem rek am ordre de mission waxuñu ki ñu dem rek ci àll bi. non c'est pas ça. incha allah waaw lii la ndaje bi di jëriñ mooy ñu dañuy xayma dañu taxaw di xayma dañu taxaw di seetluwaat suñu bopp dañu taxaw di seet suñu association bi loolu yëpp si wàllu association bi moo tax may wax maanaam léegi association bi parce que am na loo xam ne association aussi dafa méngoo ak jamono parce que association amul rek benn association yi mën na am association yu bëri dafa am aussi loi bu leen tënk dafa am lu charte yu leen tënk si réew mi mais association lii la ak lii association yaakaar naa bi ñuy def association bi da ngeen am li ñuy wax récépissé amoo leen récépissé xam nga dañu war a am récépissé déclaration pour ngeen waxee ne association bi lii lay liggéey lii la ñi ñooy ñan te ñooy association ñooñu war a def seen signature lan la ñuy xool mooy yéenee ñan ak lan ngeen. mais on a déposé mais génnagul ça fait des années. exactement léegi nag kooku ki ngay xool dafay xool lan la ñu bëgg ñii ñooy ñan sëñ bi am na lu si wax ak lan la ñu bëgg est-ce que li ñu bëgg nag léegi méngoo na ak charte réew loolu rek mooy récépissé su ko defee muy déclaration da ngaa déclaré parce que dafa am ku mu neex war ngaa mën a yëngatu si li nga xam ne nii moom moo lay indil njëriñ waaye nag pour li lay indil njëriñ pour ñu xam ne méngoo na ak charte réew mi nga def ñu yëg donc loolu mooy déclaration de création d'une association
yéen nag yéenay kan yaakaar naa ne kooku man ma si wax yéenay mën na nekk li wax étude de cas pour que ñu fàttali parce que fàttali si la bokk ñun ñooy lii ñun ñooy lii ñun ñooy lii ñun ñooy lii loolu aussi war nañ ko di fàttali war nañ ko di bind war nañ ko mën a tënk am fuñ ko tënk te loolu mooy wul muy statut règlement intérieur daf si war a feeñ ak li nga xam ni mooy suñu plan de développement fan la ñu jëm nag bu ñu nee ñun ñooy kan ak fan la ñu jëm loolu nag mooy gën a indi nag encore planification stratégique diggante bi fi ñu jëm ak fi ñu bëgg fi ñu nekk ak fi ñu bëgg a jëm lan moo ñu fa mën a yóbbu yan pexe la ñu am na suñu bopp lan la ñu mën a fàgganiku lan mooy suñu bébét lan mooy suñuy pexe nan lañ si war a demee nan la ñu war a àndee léegi nag li koy gën a difficile mooy li tubaab yi di wax su fekkee ñoom dañoo wax ne bu fekkee da ngaa bëgg a gaaw yegg da ngaa bëgg a gaaw da ngay dem yow rek waaye boo bëggee dem fu sori da ngay ànd ak mbooloo ñoom loolu la ñu jàpp celui qui veut aller vite il va seul mais celui qui veut aller loin fu sori boobu rek du distance rek mais dafay ànd ak boobu yéen nag da ngeen a opté ne dañuy ànd pour mën a dem fu li ñu bëgg mooy lan société bii ñu nekk mu mën a am société bu ko gën a méngoo ak diine l'islam léegi nag mu ñëw loolu buñ ko taxawee muy programme ñu ne loolu nag programme la programme boobu nag léegi ñu ne da ngay wut dañu am ay pexe yooyu suñ ko wutee def ko loolu mooy indi lan la ñuy jëriñ 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 parce que war nañu xam lan la ñuy jëriñ mënoon nañu bañ a def association du tere ñu nekk imam mais suñ ko defee association lan la ñu war a am plan de développement sonn si nii def formation def si waxtaan si tënk dara lan la ñuy jëriñ ñu ne am na njëriñ njëriñ bi liñ si gis suñu gis-gis bu gàtt tënk ko mooy boo amee defee loolu mooy dina tax yéen ngeen am ay jumtuwaay yoo xam ne yi seen biir dina mën a di taxal seen communication maanaam seen déggoo ak seeni jokkaloo dina mën a tax aussi bés bu ngeen demee di saytu seen bopp saytu seen bopp li sama góor gu doon wax mag mu ne xaw ma day am fu mu war a toll fu ruq fu naan xaw ma mën a kan moom la introspection mën a kan suñu association bu ñu toogee war a wax ne mën a kan ñu ne kan loolu dinañu fàttali fi ñu jaar et gis leen ne aussi mën nañ ko fekke mën nañ ko bañ a fekke te dañoo bëgg a dem fu sori ça veut dire fi ñu dem fu sori aussi am na ñu koy fekke am na ñu ko dul am na ñuy dugg am na ñuy génn soo duggee bees lan moo la koy mën a mandargaal ña nga am na ñoo fi fekkul mais doo mën a am lépp la koy mën a wax moom mooy la ñu bind tënk ko fii la ñu jaaroon amoon nañu jafe-jafe bii fii lañ ko def woon pexe yi lañ ko kii donc ñu ne plan de développement mooy plan stratégique planification stratégique dafay yombal jokkoo bi dafay yombal xam-xam bi dafay yokkoo introspection boobu ñaareel bi mooy outil de gestion outil de communication ak outil de gestion parce que yow boo fi nekkul wala boo dem mën ngaa ñëw xool ana suñu plan de développement bi ñëpp dañ ko war a am si biir association at bii kat lan la ñu natt def tey bu ma laajoon sëñ Jaw la de Jaay at bi association bi lan la nar a def tey ñu ngi décembre 2019 lan ngeen jàpp ne mooy situation désirée bi mooy fan lañu bëgg a toll fan la association bëgg a toll ak lan la association bëgg a def si biir wax dana jafe parce que planifié wuñ. loolu nag la planification stratégique ça veut dire ñëpp war nañu suñ ko fàtte yi suñu delloo si mbir moom ñu ne loolu xanaa demal lii suñu plan stratégique yéen def naa ngeen koy wax dèjà yow xanaa nga fàtte dellu si aaya kat dellu si saar mais daa fekk loolu am na fu ñu ko mën a fekk mais li ngeen d'accord woon bëggoon si jaar mbébét ko muy mbooloo
mais fan lañ ko mën a tënkee ci am solo ñu mën koo xam moo tax ñu ne moyen de communication la ñu ne moo tax ñu ne association mbooloo dañu war a am plan d'action plan de développement moyen de gestion la ñi ñu dénk aussi ñi jiitu dinañu xam lan lañ leen parce que di nga dem say mbiru bopp ba si yàgg ne waaw man de gëj naa ci si association bi de sëñ bi moom ngeen doon wax léegi wàllu formation bi lan lañ si waxati woon man maa tàggu ma nga xoolaat waxoon nañ ma war naa organiser fukki c'est formation te man de benn ñaar waaw kon de xaaral ma jóg. zéro voilà loolu moo tax plan stratégique baax parce que mënoo toog waat mbooloo ne waa mbooloo lu ngeen ma waxati woon mënoo téléphoné waaye yéen lan nañu waxati woon day mel ni sax kon boo ko waxee nit ñi ne waaw kii de moom est-ce que day saboté te loolu dafay am ci association yi. place loolu mooy au niveau interne maanaam suñu biir waaye suñu biir dafay am njëriñ mais dafay am njëriñ aussi ñu nag biti lan moo tax mooy ñun plan stratégique buñ koy def day tax aussi comme ñu waxoon environnement la ñu nekk est-ce que ñun li ñu def méngoo na ak lii ak jamono ñu ne dañoo wax ne dañuy def formation maanaam si wàllu nu ñuy defaree ay télégramme dañuy wax ni ñuy bindee mandat bu ñu ko xoolee jamono gis ne ni ñu kat waxatuñu mandat léegi yooyu boo moytu sax li sama kii waxoon ma benn xarit bu nekk Italie temps yii ñu defal ko benn ay relevé mu ne ma waaw mais man gisuma këyit parce que moom këyit la tàmmoon relevé ma ne ko déedéet sëñ bi mi ngi si email bi ñu la envoyé si suuf mu dem di ko suuf gis ko ne ma waaw man kat damaa xam ni man mel këyit laa xamoon ñu jox ma ma xam ñaata laa am banque léegi dañ lay jox benn mail nga cliquer si léegi xool ko gis sa kon xam nga soo ko méngoog jamono yow lii nga bëggoon lii nga yaakaaroon fii la sa xam-xam tolloon fii la sa environnement tolloon mais gis nga ne bi ma yëkkatee sa bopp gis naa ne mbir mi am na voilà est-ce que léegi man li ma bëggoon li ma mbébétoon est-ce que méngoo na ak sama envie sama jamono sama environnement et loolu suñu biiru sa plan soo deful di ko toog di ko saytu parce que plan bi dafay am loolu du mën a day nekk mais aussi li tax ñu bëri sax association yu bëri di def plan nag malheureusement du loolu waru woon nekk loolu rek mooy damay def plan pour que même bailleur de fonds bi xam li ma bëgg a def pour mu jàppale ma léegi foofu rek lañ koy tënk léegi bu ñu gisul bailleur rek léegi kon def naa sama plan kenn jàppale wu ma léegi kon man sama plan boobu baax déedéet plan pour yow la plan pour seen membre plan pour seen communication plan pour seen outil de gestion plan pour seen ndëgëraay la plan moom moo leen di jox jéego yi ngeen def plan moo leen di war a mën ngeen sukkandiku si pour mën def li ngeen bëgg a def que ñu fekk la si que ñu fekk ñu la si que ñu dimbali la si que ñu ñàkk la si dimbali mais léegi si même si gouvernement bi sax damay gis ñu def plan bi waaw yi après dinañ ko wax bailleur de fonds yi ñu jàppale si ma ne am réew nag bu ñu demee ba lépp moom nag doxandéem yi ñooñu ko war a defal ñun war nañu seet suñu bopp doxandéem yi léegi kër gi ñoo fi ñëw ñooy joxe dépense doxandéem yi ñooy fay njàng xale yi doxandéem yi ñooy tabaxaat néegi kër yi doxandéem yi ñooy peinture suba kat bu doxandéem yi commencé bëgg a jël au champ affaire kii bi ñu ne lu tax ñu jël ko man ñu tamit ñoom it ñun lu ñu bëgg association yëpp bu si def association yaay xaar bàyyi moo war a dimbali defar naa projet waaye projet bu kenn jàppale wu si waaye xanaa yow loo si def nga mën nga ci fekk loxol borom moo tax Allemagne yi ñoom dañuy wax ne bu ñu planifié ba pare suñu defee dañuy def projet boo xam ne nii xaaruñu si kenn ñoom mën nañ ko defal seen bopp su ko defee buñ ko defee bu ñu amee réussite ñeneen si la ñeneen di gën a mën a ñëw ne waaw yow lii nga def nii baax na kat lii yow est-ce que mu ñu woon ànd def ko lii kat bu ma ko yëgoon dinañ ko defee nii loolu mooy partenariat waaye def plan pour boo xam ne pour rek ñu indi nga xaal pour ñu jàppale ma vraiment loolu taxul ñu wax seen. monsieur Wade s'il vous plaît. man Allemagne yi. waaw yow après waaw ma ne xarit Allemagne yi mooy bu diine rek de. waaw.
al yadul ulya xayrun mina sufla loxo bi fii nga war a joxe. waaw loxo bi nekk suuf muy nabulee. professeur professeur dañu war a comment defar plan pour sensibiliser les nationaux. parce que les nationaux duñ def lu baax. marché yi ñu fi jox yëpp. pour réfection des écoles. réfection de route dara ci baax. ay trompe-l'œil dong lay doon. bi ñu ko defee 1 mois mu mel ni mu meloon. kooku nag war nañu am def ay plan pour comment ñu sensibiliser nañ ñuy def lu baax. moom lay waxee ñu def lu baax li ñu waxoon léegi ma delluwaat gannaaw dañ ne c'est d'abord une orientation interne dañ ko wax si nasaraan ñu ne d'abord une orientation interne gis naa ñuy wax programme naan gëm sa bopp ah mais est-ce que si wax ji rek la wala est-ce que gëm sa bopp mooy lan mooy su ñuy defar plan bu ñuy defar suñu dëkk bu ñuy defar suñu association bu ñuy defar suñu quartier dañoo war a d'abord xool ñun pour ñun la non valeur parce que suñu valeur lañu wax waxuñu valeur keneen. mais buñ ko delloo si ci quartier bi. wala ci kër gi. dinañ ko delloo si ci mbooloo. trésorier ngi nii man de xam nga kañ laa gëj ko ci. c'est ça le problème. te bu ñu defoon situation bi xam naa dana bare ñu nekk ci man. yooyu parce que association bi doxul rek doxul. mais ku nekk na seet ci moom. c'est interne. te bu ñu amee moyen bu jógee ci biti sax dañoo yàkkamti pour séddoo ko. mais du ñu xalaat mukk nañ leen ko fi denc pour suñu plan yi ñu tëral ñu doxal ko ci. pour dëggal la par rapport ak li Wade doon wax dañuy am ñun ñi nga xam ne dañu dénk commission yi dañu am léeg-léeg ay xalaat par exemple sur le plan santé wala action sociale. monsieur Ba et monsieur. ñu bëgg taxawal ay activités yu jëm ci fexe ba mbooloo mi xam ni ñun dañuy góorgóorlu di yëngatu ci wàllu action sociale ak santé mais loolu tam pour def ko dafay laaj ay moyens. mais su fekkee ni ñun suñu bopp suñu cotisation déjà dafa xaw gàllankoor da ngay xaw jàpp yow ci yow moyen yan ngay utiliser pour mën a taxawal activité yooyu nga bëgg taxawal donc loolu mooy tax finalement da ngay toog même plan d'action bi nga doon wax dootoo ko def da ngay toog di xoole loolu moo tax ñu am attente bu rëy ci lii xam nga maanaam foofu aussi il faut dire une chose mooy ñun waratuñu xaar ci kenn ay moyens parce que tey koo xaar ci moom ay moyens tu vas dépendre de lui parce que moom relatif manque de moyens aussi c'est relatif nit ñi dañuy liggéey ak moyens yi ñu am ñu planifier ko compter uniquement sur ça leneen lu ñëw rek fekk leen ci mais bu ñuy xaar ay moyens doo def beneen bi aussi mooy pour cadre imam yi le meilleur moyen pour que nit ñi topp la moom mooy li kii doon wax léegi mooy ñu gis la ni yow yaa ngi ci loolu ngay woote inna naraaka min al muhsinin yonent yàlla Yusuf prisonnier bi nga xoolee ba gis ne kii kuy rafetal la mu leen wax ci xëy di yàgg la bokk mais dañ ko gëm donc foofu mooy problème maanaam ki nga xam ne moom la Yaya Diallo kii diriger moom na nekk un bon dirigeant moyens yi aussi de travailler avec les moyens du bord mais soo koy xaar doo ko amul wala ki la koy jox waaw xanaa lii boo ko defee lii ak lii ak lii da ngay def. dañu ay moyens mais plan d'action la ñu même bu ñu amee règlement intérieur respecté wu parce que actuellement comme li président président de formation comme ni mu waxee mais ñun am nañ fi bu dee wàllu cotisation ñun am na ñi nga xam ne amuñu benn arrière parce que cotisation annuelle la ñuy def bu fekkee ni ay moyens la ay bonne volonté may nañ ñu fi li nga xam ni mënoon nañ ci prévoir benn budget jox ko président bi nga xam ne moo jiite formation jox leen ni leen defal leen 6 formations ci année bi donc ñoom ñoo war a dem jéggaani xam-xam te ci biir association des imams am na ci xeetu xam-xam bu nekk am na fi ñi nga xam ni ci seen xam-xam dafa dem ci wàllu astronomie ci wàllu weer wi ak yu mel noonu am na ñi nga xam ni seen xam-xam dafa dem ci wàllu agriculture parce que am na fi ay baykat am na fi ñi nga xam ni ay commerçant lañ
kon formation yi nga xam ne war nañ ko defal alima yi ci 15 ki la waroon a jóge mais loolu fekk ñu fi donc man dama jàpp rek ni ñàkk plan d'action moo ñu indi ñu am gàllankoor bu day ni mais sant yàlla ba nga xamee ni am na fu yàlla déclenché mbir mi ñu ñëw toog tey ñu war ñu former ci buñ fi jógee tey foog naa ni dinañu tëral benn plan d'action bi nga xam ni te waxtu bi nga laajee mbokk bi man sama xel a ngi woon ci war nañu di préparer assemblée générale parce que def nañu 3 ans mine de rien te loolu la ñu defoon ci règlement intérieur kon ngeen baal ma dama bañ guddal rek. dama bëgg ngeen may ñi nga xam ne jëlaguñu kàddu ñu dégg ba déedéet may leen ma seet parce que aussi il faut ñu déggoo ci leen ñun ñëpp fii ñoo fi yem mais su ngeen ma defee modérateur mooy kenn ku nekk ci yéen dafa amul mu jël ci moom jox ma kon da ngeen ma renforcer da ngeen ma may kii quand même orienté am na ñu déggagul may leen ma jox leen ñu dégg leen waaw bismillah. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah xanaa di sant l'animateur du séminaire monsieur Wade di ko gërëm ko sant bugguma ñu fausser un peu l'orientation du séminaire parce que dafa am thème bu ñu yëkkati woon planifié donc suñu duggee ci fonctionnement association bi tudd nañ fi cotisation tudd nañ fi règlement intérieur tudd nañ fi projet peut-être mën nañu yóbbu ci beneen débat te mën na gudd aussi quoi kooku c'est un problème interne bu nga xam ne peut-être suñu nekkee en réunion en assemblée dinañ mën a poser concrètement les questions et y répondre mais comme dañu interpellé lenn rek mooy gàllankoor l'association am nañ ay projet mun nañ trouver les moyens pour réaliser nos projets mais dañu amul reconnaissance constitué nañu un dossier fu mu war a jaar yëpp jaar na fa mais ba léegi jotaguñu këyit boo xam ne mooy reconnaître ne ñun ñi association bi te loolu nag soo ko amul pour nga liggéey day xaw a jafe parce que pour boo fëgg wala loo bëgg def wala loolu lañ lay njëkk loolu la ñuy njëkk saytu teew te association bi nag loolu moo ko xaw a gaar bon pour ñëw ci wàllu cotisation bi comme ni ko imam Babali waxee c'est-à-dire fii nit ñi man dama seetlu ne am nañ volonté wu cotiser la volonté de cotiser dafa taxaw parce que dañ ma ciy interpellé mais nañu comprendre que ne presque am na at yoo xam ne ñëpp cotiser nañ parce que dañ fi joroon ay fonds yu nga xam ne dañ ne woon nañ ci jël en charge la cotisation des membres moo tax peut-être la relance ci wàllu cotisation bi demeewul noonu mais période boobu yaakaar naa ne mu ngi waaj a jeex par exemple at mi ñëpp war nañ commencer waajal seen cotisation bariwul c'est annuel na ci nit ñi góorgóorlu bon beneen bi suñuy projet mu ngi fii taxaw xam nañ fu ñu jëm mais naka lañ koy jëmee mooy solo séminaire ñëpp rafetlu ko bon donc nañu continuer ci dynamique boobu ba ñu ubbi ay règlement intérieur bi duñ ko respecté ni fii jusque là yaa ngi may dégg ñu ngi def si ne mën laayu kattan pour respecter li nga xam ne moo ñu tënk mais dafa waaw loolu daal laa bëgg na mise au point bu am solo la ci bon du ñàkk léeg-léeg ñu am lu jam tuuti ci suñu mbir mais nag du tax ñu dugg dëgg voilà on n'est pas voilà c'est ça l'association se porte très bien macha allah Thierno daanaka li ma la wax lu bëri li ma la wax lu bëri daanaka jafe dafa sax tamit sama naa ci mu tibboon mooy loolu laa bëggoon wax rek mooy kii ñëw dañuy defar formation bi xamuñu woon daal mais day laal góom te ñu wax ñu laal fi mu laal ci alors bu doon waroon woon laal dañu waroon kose muy dee ba réunion nag ñu ne lii dee góom la lii dee góom la lii dee góom la léegi nag mais bu ñun bu laalee góom te xamuñu moom dara rek ñun dañuy gaaw fekkatu te alors que dañu waroon def ay big kose noppi noonu continuer boobu balaa muy jeex non mooy dara day laal rek mais li wane ne réussite waxtaan am na waxtaan bi muy góom yi muy laal donc bu ko laalee nag ñun dañu war kose rek bàyyi noonu continuer boobu benn la ci jàll wax na yàlla fee yiw beneen mooy damay def taay it comme entre parenthèse rek la ñuy jàppale ki nu teg comme modérateur mu ngi def liggéeyam moom amul kii borom si kéem la kii borom si bu jàddee yoon danaa la daa ngi perturbé jazakallahu xayran beneen bi ci mooy yi ñu wax fii xanaa kon day valable ci individu bi xanaa
li wax ni sama bopp rek laay gis man sama bopp rek laay gis li nga fi wax ci boole lay wax mais man sama bopp rek laay si gis daanaka. waaw mais wax naa ni ci sa bopp ci sa famille ci mbedd mi ci association bi ba ci réew loolu mooy importance su séminaire donc global la mais individuel la itam yëpp a ngi ci biir macha allah kon jazakallahu xayran Seydina Omar bismillah. waaw man benn kàddu rek laay jubal ne la ak dafa bari ñu ko wax ci suñu seetaat bu baax mooy alquraan warasatul anbiya dafa am sart si ñu ko bari dañuy indi sart bi alquraan warasatul anbiya maanaam yu xaanu borom xam-xam yi ñooy doon yonent bi fekk def wóorul war bi mooy hadis bi noonu ak binde ba mu leer mooy suuf mooy bugg adel ak jagsoo ak dugg waaye bu ñuy dagg hadis bi rek di bugg def ñun ay yonent lañ man dama tiit ci baat jërëjëf Camara bi wax ngeen doon loxo wala. asalaamaaleykum. waaw dañuy bàyyi xel ci mbokk mi dafa am jaan dafa waxoon benn aaya fala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin waa ji daf koo dellookaat bi ne ko léegi nag sual boobu doo ko yóbbu ci président responsabilité président ni mu réyee noonu la sa responsabilité réyee sa kër noonu la sa responsabilité réyee ci association bi noonu la sa responsabilité réyee ci ndar donc yow nit ku ne li ñu soxla pour di ko déglu ci waa ji man bu ma war a wax sax mais li ma soxla man pour déglu ko ci waa ji mooy man su ma fi jógee ci sama at bii nan lay planifier sama temps sama organisation ci daara ji xale bi nii la war a jànge nii la war a jànge lii la war a jàng nan laa war a planifier ak sama njaboot éducation bi xale bi jikko bii la am nan lay planifier ba mun a dugg jikko boobu ba mun koo dindi ci moom xale bi jikko bii la mënul a jël nan lay planifier temps ba mu mun a adopté jikko boobu man je crois que loolu la ñuy déglu quoi donc il faut que ñu éviter beaucoup pour orienter affaire bi mu dem ci benn boor tuuti wala mu dem ci wàllu politique mais nañ ko yóbbu ci suñu bopp. man loolu laa soxla woon. waaw. dafa mel na El Malick moo jógoon. waaw. salaamaaleykum. daanaka li ñu mën wax lu solo mooy loolu maanaam formation bi comme ci wàllu planification bi mu commencé dañu gis lu bare ci wàllu yokkute ci ni ñu doon tëral ak ni ñu doon doxale moo tax comme ni ñu ko waxee woon rek surtout ñu gën a concentré wu ci planification bu mottali su ko defee ñun ñu gën a jëb daf ñuy dimbali parce que li mu wax ci wàllu planification dafa bari luñ ci gis suñu bopp donte ñun amoon nañ ci mag imam formation ci wàllu boobu suñu daara préscolaire mais dañoo gis dañ ko commencé dund mooy bi ñuy planification bi dafa ñoo permettre ñuy seet ni niveau bi mu ngi yëkkatiku non seulement ci wàllu njàng mi mais ci même ci wàllu environnement milieu bi dafa am changement par exemple xale man bi ma amee problème mu jàngalekat damaa jël benn groupe formé leen groupe boobu ma tas leen te loolu dama planifié natt xool fii ak ñett am groupe maanaam bi ma wootee ren dama leen li may def dama bëgg ñu évaluer ko fii ak 3 mois mais bi ñu évaluer après 3 mois dañu gis ni gën na gaaw njàng mu gën na gaaw gën na set te lañ doon fay fële ba taxaw ñu jaaxle dañ doon def am problème jàngalekat lu yàgg foofu dafa am coppi kon planification bi dafa am solo mais aussi suivi bi daf ci am solo parce que dama joxoon waajur yi ñëwoon ni leen 3 mois da ngeen ñëw ngeen évaluer parce que comme ñoom ñoo yor xale yi ñoom daañu mën a xool est-ce que avancement changement am na wala amul kon planification bi daal luñ ci gën a mën pour que ñu gën a mën am jumtuwaay outils yi dañu gën a dimbali mooy ñu gën a accès wax ji foofu ci planification bi nan lañ koy tëralee yan jumtuwaay la ñuy soxlaat nan lañ koy nattee man daal bu doon sama sago foofu la ñuy gën a accès parce que loolu moo ñuy permettre Oustaz Camara di wax bu ñu génnee fii mu ñu bu namaatee rek dañuy xam ne kat lii la ñu war a yokk nii lañ ko war a yokkee fii lañ ko war a jaar jumtuwaay yi la ñuy mën a jëfandikoo te mu ngi ci suñu kanam. jërëjëf kon ñu jeexal ci kii soog a dellu si parce que waxtu waa ngi des kenn moo ci des. asalaamaaleykum mbooloo maa ngi nuyu ñëpp ci ziar ñëpp dafa mel na ñun fi ñu jóge woon ci départ waxtaan bi niveau bi ci commencé woon am dafa mel na ñu ngi doon sole ñuy déglu si départ bi mel na ni si fin bi mi ngi commencé rëcc si ñun yaakaar naa ni bàyyiwul ci xel
mooy ñun ñi fi daje ñëpp dafa am lu tax ñu andi fi mooy dafa am lenn lu ñuy defar muy formation ñu tudd séminaire fan la ñu jëlee fan la ñu jëm bu ñu génnee après lan la ñu war a def kon loola jëriñ askan bi mais jëriñ suñu réew te jëriñ lu pour yeneen discussion yi suuf dañu ko bàyyi ba dem suñu biir néeg ñu door ko génnee waxtaane ko mais fii ñu toll nii fi formation bi toll dañu wax si biir débat bi jël ci ñun ay élèves lañu tey yiy jàng mais professeur baa ngi toog ñu ñu jàngal mais mi ngi ñuy posé question mi ngi ñuy laaj mais yi ñu koy tontu après ñun tari bi si bitti la loolu laa bëgg ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. jërëjëf asalaamaaleykum kon def naa loolu yëpp bokk nañ ci d'accord bi ñëpp ñu xam ni kon li muy wax su fekkee am na ay manqué yu feeñ ci ñun ak suñu organisation ñu xam ni kon séminaire baa ngi réussir parce que il faut suñu ay manqué feeñ ci ay wax mais su feeñulee rek day kile mais nag bu mu tax nag ñu daal di kile rek ci waaw incha allah ah kon ñu may ko 15 minutes yu mujj yi mu jeexal mu bëggoon ko su ko defee bu ñu dem pause au moins ñu kilewaale incha allah. jërëjëf maa ngi vraiment contrôle bi toujours di gërëm di wax ne tamit maa ngi jàng bu baax vraiment damay par exemple ñuy wax professeur wala dara dañuy waxtaan. parce que comme ñuy wax lii dañ si liggéey. te gis nañ ne tamit li ñuy wax ni du ñun ñoo ko maanaam daal inventé. voilà dañ si liggéey dañ si jàng mais aussi gis ne si jamono bi. si société ak organisation yëpp yi dox ça veut dire bokk na si li nga xam ni jumtuwaay yoo xam ni day ne lii ñoom gis nañ ne bokk na si li tax ñu ne mbir maa ngi dox dem na sax ba ku ko amul dañuy jàpp ne yow dafa am loo manqué organisation bi soo déggee sax tubaab yi léeg-léeg di wax informel ak formel loolu daf si daal di commencé bokk yow moom informel rek la maanaam kenn xamul fi nga bëgg a jëm kenn xamul li nga bëgg a def amul benn këyit bu koy mandargaal amul fu ñu mën a sukkandiku ne yow fii nga jëm te kooku nag da ngay daal di commencé sax si ñoom li ñuy wax suspect maanaam dañuy commencé yow est-ce que xam foo jëm yéen association boo xam di wër di waxtaan chaque jour yéen a ngi dem te gis ñu fenn fu ngeen bind seen plan communication ak partenariat boobu loolu dafay indiwaat loolu dafay indiwaat aussi. yow fan lañ la mën a toppee nan lañ la mën a jox parce que association mooy dem ba première étape mooy ñun dañoo créé wu dañuy jox récépissé maanaam déclaré wu nañu mais si seen liggéey da ngeen di dem association mooy dem ba ne mooy ONG parce que pour nga nekk ONG ça veut dire que mooy association non gouvernementale état dafay jàpp ne ah yow kat yow li ngay def nii intérêt général nga nekk. maa ngi si yàlla si yoon maa ko waroon a liggéey nga ma siy jàppale si liggéey bi kon war naa la jox dayoo ak maqaama boo xam ne bii qui n'est pas gouvernemental bokkoo si gouvernement bi mais yaa ngi liggéey si li gouvernement bi waroon a liggéey léegi kon yow def sax dama lay defal ay exonération loolu moo indi exonération maanaam boo doon jënd oto waratuma la taxe du ma la taxe dama lay baal taxe bi soo doon def lii du ma la defal lii dama lay woyofal mbir mi pour rek wan la ne yow mais loolu pour nga nekk ko mooy donc foog nga def ñaari at boo wanee sa mën-mën ak sa njëriñ mu gis ko am na commission bu ñu def ministère de l'intérieur commission boobu xool sa dossier ne léegi def nañ la ONG waaye bu ñu lay def ONG nag léegi da ngaa war a indi plan d'action lan nga war a liggéey si at yi te ñoom it léegi comme léegi da ngaa bokk si man doo gouvernement waaye dañoo lëkkaloo léegi di liggéey ma lay am bu ma lay jox parce que am na jox bi mooy joxuma la xaalis ni waaye am na loo waroon a dépenser ma ne la léegi ah loolu kat léegi mën nga kaa def 6 heures da nga daan jox ay taxes ak yooyu baal naa la taxes yi léegi day ko yokk si li ngay liggéey léegi at bu nekk nag dama lay saytu moo tax ñoom des fois bu ñu koy defee dañuy ne ba gis nga ko temps yi ñu ne dindi nañu agrément yi bu ñu commencé gis ne ah gars yi daal fi ñu bëgg a dem ñu neexuñu ñu wala kii ñu def leen kii dindi agrément mais war loolu dafa war a nekk année bu nekk dañu war a xool ONG yi lan la ñu liggéey lan la ñu def fan la ci toll ñu gën leen a ñaax
wala ñi nga xam ne ñi wàcc nañ yoon boobu ñu dindiwaat loolu maqaama boobu maa la ko joxoon delluwaatal nekk association nga dem toog sa bërëb mais nekkatoo intérêt maanaam loolu la ñuy wax déclaration d'utilité publique waroo am association waroo am subvention état dañ koy def waaye waru loi bi waxu lu dul dafa am li ñuy wax reconnaissance d'utilité publique maanaam yow jàpp nañu léegi yow intérêt général ngay liggéey loolu benn la ñaareel bi mooy dañu yamoon si wàllu moyen ñu ne si moo indiwoon affaire cotisation ba bëggoon si wax ñaari mbir bañat benn mooy su dee si wàllu association boo leen waxee bu ñu waxee amuñu moyen man damay wax ne loolu njuumte la moyen bi njëkk si association mooy nit ñi ko composé seen xam-xam seen mën-mën seen jot loolu mooy ressource bi njëkk mooy am bi njëkk bu ñu amuñu moyen ma ne wax kon ban moyen ngeen di wax mais ñëpp si xaalis bi lañu teg seen kii alors que xaalis bi pexe yi xam-xam moo koy liggéey je crois que seen jóg moom la wax mais dañuy toog bàyyi suñu xel duñ ko jël jëmale ko si njëriñu association bi maanaam duñ ko may association bi duñ ko jox association bi loolu la ñuy wax volontariat waaye nag Sénégal dañu foofu sama benn xarit dama siy waxtaan ma gis ne aussi même si tubaab yi ñu ngi ko siy commencé di wax dañuy jaawale volontariat ak bénévolat dañuy jaawale volontariat ak bénévolat volontariat mooy damaa xaaju jël sama temps maa kenn forcé wu ma man maa ko defal sama bopp te loolu moo war a lal association kenn warul forcé kenn mu bokk volontariat la war a damaa volontaire comme ni ko olof yi di waxee pour simplifier damaa volontaire mu bokk mais bénévolat mooy la may liggéey nag est-ce que am na lenn lu war a ruus jël si ci man bokkuñu mën nga volontaire mais bu amee mën na am ñu ne bu amee lu ruus di si am nangam parce que dafay wuutale ki nga xam ne kii waroon na mën a volontaire ñëw liggéey bi amul jot ma liggéeyal ko ñu am ndam fa na loolu du fay bokkul ak fay bokkul ak salaire ñaareel bi ñuy jaawale si biir association si sama xalaat mooy comme dañoo gis rek ne association la à but non lucratif kon kat ñun ay cotisation rek la ñu war a def wala ñun kay ay dons la ñu war a jël déedéet association à but lucratif mën ngaa jaay mën ngaa jënd mën ngaa def activité économique yuy indil xaalis association bi liñ la wax mooy but bi fi nga koy jëmale warul nekk but lucratif ji pour séddoo différence la loolu dafay tënk association yi dama gis ne dafay tënk association yi waaw ñun kay comme si wàllu lislam la ñuy liggéey comme si jàkk ñi la léegi ñuy sarax yi rek la ñuy dundee ak ñi ñuy may ak déedéet mais jàkk mën na am activité économique mën na am tool mën na am ay cantine mën na am boutique mën na am activité mën na am lu wuti mais yoo xam nga koy dugal xaalis di ko génne xaalis mu jëmaat si ba association bi am fulla am kiiwu boppam mu koy sax autonomie boppam parce que bëri na don yoo bëri yoo xam ni buñ la ko joxee doo la ñii si kii mais dañ laa bëgg a gisloo wala waxloo wala noppiloo wala ëmb sa kersa kon li njëkk mooy autonomie mooy maanaam ñun ñu yor suñu bëgg kon dafa commencé si nit ki la war a njëkk commencé sëñ nu mu tudd Sow doon na ko wax oui planification si ñun la war a njëkk commencé loolu gis nañu Sénégalais yi même africains yi duñ koy def américains yi xam nga ñoom dañu gën a xam si wàllu ay koom-koom ak wutum xaalis parce que ñoom jàpp nañu sax temps bi yëpp xaalis sax mais ñoom dafa am seen bindkat bu bind mu wax ne 80% je crois fii si téeméeri américains yoo gis am nañu ay objectifs économiques ay objectifs ni ñu war a defaree seen dund mais li leen manqué mooy duñ ko bind ñu ne bind boobu dafa am njëriñ parce que li nga bind mu leer nga ne man fii laa bëgg a yegg te leer na si yow bëgg nga ko tey li
si des mooy jël nga sa pexe jël nga sa temps consacré ko si loolu ñoom dem nañu ba jàpp li ñuy wax les neurolinguistiques PNL PNLA PNL c'est ñi nga xam ne seen xel dafa màcc si jël si wàllu xel ak si langue ñu dañoo jaxasoo léegi ñuy xool ñoom ñoo def le développement personnel yu si bëri bu ñu la xamee sa yaram sa bërëb ni mu yëngatoo yooyu ndax yaa ngi wax dëgg wala waxoo dëgg wala li ngay wax gëm nga ko wala gëmoo ko dem foofu lañ toll ñoom dem nañu ba def ay machine pour teel kii beeg yooyu comme ni télé bi bu ma si doo xoolee mën na ma wax ni may sama yaram su may wax ni sama yaram di yëngatoo samay lekk samay tuñ kii dëgg lay wax wala waxul dëgg li muy wax gëm nga ko wala gëmu ko toll ñooñu ñoom foofu il y a neurolinguistique mais ñoom jàpp nañu li ñu gis mooy ñi réussir ñooy ñi am objectif bu leer te jëm si objectif boobu di ko xalaat di si jëf ñooñu à presque 80% dañuy atteindre seen objectif mais mu nekkoon ne yàlla li nga bëgg boo si dee fas xaw ma ndax kii dafa am si pas-pas yàlla yaatu na ñoom de gis nañ ko américain laa wax ne gëm ñu kii mais ñoom loolu la ñu wax ñu ne nit ki bu jàppee objectif am ne lii laa bëgg te mu leer si bopp waxuñu nag ay bëbët rek dañoo bëri ñun sénégalais idée de projet. loolu mooy gëm sa bopp positif. voilà mais gëm naa bëri naa idée de projet mais li ma bëgg lépp lan moo si mën a nekk ak lan mooy priorité bi réalise lii mu leer sama kii par exemple man dañuy wax ne man ko la wax si kii bi ñuy ñëw si oto ma ne sénégalais bi ñu ko wax par exemple ñun li ñuy wax waxu xaalis bëriwuñu luñ siy waxtaan mais léegi si monde bi dañuy def lu ñuy wax éducation financière parce que ñun sénégalais aussi dañoo bëri ay analphabètes financiers maanaam mën nga jàng mais yow jàngoo jëm si loolu man am naa jafe-jafe duggoon naa si wàllu Sonatel yi ba ñuy am action ba jël ay action ba muy commencé defar li taxoon ma génnewaat si 2006 jëlaat sama xaalis damaa laaj sama imam ma ne ko waaw mais man imam man sama xaalis bii ma teg fii action la mais imam bi problème mooy pour ma expliquer luy action mu xamu ko après dañ ma ne am na ay xaw ma ñuy wax Ibaadu Rahman am na ku si nekk koo xam ne moom économie la jàng parce que gis soo daal doo xam ne ah naka tey ñi doon wax ñu si bëri ay juriste lañu maanaam fekk xaw ma dañuy jàng mais économiste yi bëri aussi pour wax ma ñoom ràññate d'abord parce que dañ ne un problème pour nga mën ko résoudre da ngay poser d'abord problème bi boo mënul wax problème sa problème mais boobu du la mën a indil solution bi ñu si waat donc pour ma wax ñu wax ma dividende bi est-ce que parce que principe yi mu amoon jafe-jafe ñu gis aussi ne li koy monde bi mooy bi may gëstu di continuer si gëstu li ma sama xel may mooy gis naa ne si bindu tubaab bi ñoom wane nañ ne finance bi ñu juddoo si islam pourtant les premiers grands financiers c'est les si l'islam la jóge finance islamique ñu gis aussi ne ñi gën a pratiquer actuellement finance islamique mooy Angleterre te duñu ay jullit loolu léegi ma ne waaw ñun jullit yi nag léegi ñun ñu bàyyi woon lii ba ñuy jël ko mais léegi dañu delluwaat jël loolu et loolu mécanisme financier te mécanisme financier lu lay wan mooy yow jullit bu si nekk da ngaa war a wax ne man sama planification financière sama bopp maa ngi yëngatu si wàllu mbay maa ngi yëngatu si njaay maa ngi boutique waaye mais xaalis bii lan laa koy doyee pour lan la ak ñaata laa si soxla parce que xaalis du moom mooy defar ñoom dañoo jàpp ne xaalis du moom mooy defar sa du mooy finalité bi mais moyen la pour que li ma dégg ko la olof yi wax naan ni moom xaalis moom li richesse mooy nga am say soxla muy faj ñoom ñu planifié ñoom ñu jël loolu planifié ko wax ne individuellement pour loolu yëpp damay wane planification individuelle boobu ak planification collective dëgg kon rapidement ma ne léegi ah mais est-ce que tey boo waxoon ñaata Sénégalais boo ñëw wax la sama soxla wala man nga dem ñëw nit ki am sa soxla xaalis dama am jafe-jafe kër bu ne la ñaata nga soxla te am nga jafe-jafe ñaata nga soxla ah xanaa kay waaw bu ma amoon foofu rek da ngay xool xam ne loo xam ne lii peut-être que boo war na ko yor ah bu ma amoon 10 000 rek wala bu génnee 10 000 jox la rek sama benn xarit nee na ma Sénégalais bu génne li muy njëkk a wax loolu boobu man maa ñàkk fay lu tax ma laaj ko 10 000 ki damaa génne 10 000 dama ko laaj 10 000 rek mu génne
mënoon naa ko laaj ça veut dire que xamuñu sax suñu soxla fu mu toll souvent xamuñu souvent suñu soxla suñu toll sa xaalis c'est vrai dañuy wut xaalis bi rek di ko wut di ko dajale te jàpp naa ne aussi xaalis boo ko dajale bu si nekk dinañ la laaj après foofu dugal dama ne kon donc dañ si wut loo xam ne ni mooy mat suñu soxla rek te tubaab yi tamit ñoom def nañu ba léegi dañ ñoom dem nañu ba boo xoolee ñoom dañuy wax ne léegi bu ñu liggéeyati pour nit plus de 40 ans suñu yeggee 40 ans rek léegi ñoom dañoo war a léegi di voyager dañoo war a di dem ñoom loolu la seen xel may leen mais ñun ñu ne quel est notre objectif ici quel est notre objectif financier individuellement ñaata mooy loo xam ne ni yow boo ko doon am par weer mu mat la peut-être li nga bëgg def léegi nag nan nga mën a def ba loolu nga mën ko assurer mu ñu naan autonomie finance kon loolu nekk si nit ki moo war a nekk si association ñun suñu programme bii ñu def at bii ñaata la ñuy soxla seen programme yi seen projet yi ngeen bind foofu at bi ñaata ngeen soxla bu ngeen demoon gis kii mooy ñaata ngeen soxla wax leen seen kii yëpp. waaw dinañ ko wax dëgg dëgg yàlla. ñaata ngeen koy wax. léegi man Fatwa la def sa action yi. benn dama ko mujj biñ ma boobu ko xamul woon man dama am action yi lay tontu. voilà wala biñ ma waxee action yi man bi ma génnee boobu man li ma def mooy damaa génne parce que damaa dugaloon ba may dugal daal ba muy commencé ay 30 et quelques 5 actions laa jëndoon ma joxoon 500 000 banques ba ma laajee ñaata daan nañ ma jox weer bu nekk ñu ne lii mooy dividende bi mooy maanaam bénéfice su entreprise Sonatel daan nañ ma ko jox nañ ma ko presque lu mat juróom xaw ma ba 2006 ba ma laajee banque bi ñaata la léegi valeur bi ñu ne ma mi ngi si sama 500 millions yi mi ngi si 5 millions 500 ma ne waa léegi d' abord indi leen ko am na lu ma si mën a liggéey mais en plus aussi comme leeru ma ndax bii dina continuer bii parce que niru na ma dafa mel ni lu xaw a yomb lu xaw a kii xaw a na ma tiita xaw ma lu si sama diine léegi damaa génne xaalis bi dem liggéey si maintenant bi ma xoolaatee waxtaan laaj bi ma laaj li ñu ma wax mooy charte yi ñu développé finance islamique charte bi mooy d' abord principe bi mooy su dee dividende la comme da ngaa bokk si entreprise bi bu entreprise perte nga perte bu gañee nga gañee conforme ak islam est ce que domaine bu muy liggéey lu araam la wala lu dagan est ce que c' est un objet licite ou illicite est ce que les risques sont partagés bu principe yooyu ñëwee loolu lañ wax ma ne si léegi ma siy continuer am naa yeneen pexe léegi nag kon moom ñu jeexal. waaw may leen ñu ma laajoon kii moo jël question léegi nag pour terminer parce que dama bëgg après lii bu ñu paree dañuy dem léegi planification bi nan lañ koy jéem léegi li ma mën a tënk rek moom mooy plan tamit dinañ may laaj faral di laaj plan boobu est-ce que dañ ko war a bind est-ce que dañ ko war a dafa war a nekk si xel yi rek su dee mbooloo la bind bi moo gën même bu dee nit ki bind bi moo mais bu dee si nit ki souvent moom dina si xalaat mais du jël temps pour bind mais nit dañ koy wax ne nga ko bind ak bii su dee da ngaa yor boutique su dee da ngaa yor sa kër bu dee da ngaa yor mën nga bind fenn li nga bëgg a def mën nga jékki-jékki di ko xoolaat bu at bi jeexee aussi mën nga xoolaat ko gis lan laa si def ak lan laa si ak lan moo tax defuma ko est-ce que mu aw ma lu ma si mën a jàng aw ma lu ma mën a soppi aw ma lu ma mën a jàngal même say dépenses nga war indi comptabilité bu dee loo jaay bés bi nga bind ko boo demee ba si biir di nga mën a xam ñaata nga jaay est-ce que mi ngi yokk est-ce que yokkul est-ce que mais nag comme suñu mbokku kon fu nekk si guddi yi ñoom it am nañ seen yeneen pexe mais peut-être dañ ko bind mais suñu boolee yëpp je crois que principe bi mooy bind bi moom mooy li gën a baax moom mooy li gën a baax donc loolu mooy li nga xam ne nii en plus aussi auto évaluation la maanaam planification boo ko defee da nga siy jàng ñu doon wax sëñ Malick ça veut dire yow da lay jàngal parce que am na loo xam ne doon na la rëcc di nga xam ni lii mi ngi dox wala dox mais doo xam nu muy
yoo xam ne si biir boo koy bind di ko topp di ko saytu pexe yi daf lay jox aussi ngay li ñuy wax auto évaluation maanaam ngay saytu sa bopp mooy apprentissage la surtout nag bu ñu nekkee mbooloo mooy apprentissage collectif la maanaam dañuy jàngandoo dañuy créer ce qu'on appelle une intelligence collective maanaam xel moo xam ne bi ñoo koy bokkandoo xelu kii la xelu kële ñu boole ko mu nekk une intelligence collective boobu moom mooy tax ñuy gën a jëm kanam ñu si sukkandiku bu ñu ko bindee rek mu gën a yokk mag ñi ñoom defoon nañ ko parce que li ñu daan xalaat fi bëri dañ ko daan bind moo tax tam sama sëñ bi wax nañ ci moo tax tey yooyu la ñu nekk di rek mais ñun nag dañu war a bind yokk si loolu pour mën a aussi bàyyi fi muy la gestion des connaissances et planification stratégique aussi dafay permettre évaluation wasalaam. waaw macha allah waaw mbokk yi kon ñu jeexal ci mu anam bu rafet di rafetlu rek ñi toog mu jeex parce que mooy fàttaliwaat rek que ni ay imam lañu dana rafet bu desee 2000 am ñu génn dem loolu rafetul bu ñu waxantee wax nañu toog ñu tàmbaleendoo ñu génneendoo ñu ngi leen jox rendez-vous incha allah 3 heures ci salle bi raw leen fuuf ci wàllu woowu bëgg naa daal moom bu demee séminaire yi muy fàttaliku suñu bos mu jiw ñoo ngi ci yoon wi nag ndax njëlbeen bi rafet na mais l'islam moom ma ngay natt ca mujj ga fa lay natt kon ñu góorgóorlu rek mujj gi mu gën a rafet incha allah su ko defee ñu tàmbali moom ci boppam luy moo nag pasteur mooy pasteur waaw mooy chrétien yi rek ñi jàngale ñi jiite waaw protestant waaw protestant catholique yi ak protestant waaw pasteur mooy protestant waaw loolu laa bëggoon mu ci àggal bon enfin man gisuma ci boobu importance lu mu doon wax rek ñun ay nit yeneen diine xool na leen formation avant muy ñëw ci ñun relation bi woon bon léegi nag moom moo tànn approche participative dafa moom bëggul di wax moom kenn dafa bëgg ñuy participer mais léegi nag dañu bëgg bu sëllu yooyu waaye bu biir jëm bu nekk bu ñu jël
participation bi mu ëpp moom bu ñu jox du dëgg kon ci loolu rek lay bàyyi loo xel ñu may ko parce que journée tey bi am na fu mu prévoir fa la war yem ñu ménager ñaar incha allah waaw maanaam dina wax dinañu may itam ñu wax mais ñun ñu bañ a guddal ba mu ëpp moom li mu ñu war a moom mu rattrapé voilà incha allah waa kay kon nag bismillah waaw jërëjëf di rafetlu vraiment dafa jotaay bi mën naa si gaañu mën naa si jàpp naa ne mën naa si yokk parce que je crois que si léegi aussi comme ñu wax bu léegi lañu def nañ ko planification stratégique pour façon waxtaan bi ñoo xam ne nii si wàllum seen ñoom dañuy liggéey moo xam ay élèves dañ ko xam ay ñu yor seen organisation yeneen mais nekk ñu woon ñoo xam ne ñii comme yéen si wàllu diine ji ay référence lañu tey loo jëlee loo yëkkati mën nañ la wax aussi lu méngoo ak diine islam loolu aussi mu nekk loo xam ne dañ si jàng te du ma tàyyi ko wax incha allah wax naa aussi ne document bi pour ñu bëgg mën nañ koo am directement te aussi même bu document bi am na yeneen xeetu outil pour ñi nga xam ne surtout nga xam ne seen daara am yëpp bu ngeen bind wala dara am na si wàllu exemple yoo xam ni mën nañu ko baax si amuñu loolu benn difficulté mais lii boobu rek mooy waxtaan bi ñu mën a def ko muy waxtaan ñu mun bañ a nekk comme rek si bind bi wala mais ñu ngi nekk à l'aise pour waxtaan génne li nga xam ne